ñetti at ASP toog di muñ dañu yore jabar dañu yore la njaboot gi wuyo ba danañu dundal leen juróom-ñetti at ASP toog di xaar président wuyu ma directeur wuyo yërëm ñoo bëgg nañu lu neex bëgg nañu juróom-ñetti at ASP toog di xaar juróom-ñetti at ASP toog di muñ dañu yore jàpp. voilà rek salaamaaleykum mbokki internet yi vraiment ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di leen nuyu bu baax a baax di fekkee ku ne rek fu nekk di ko naan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di leen nuyu bi sell bi nga xam te boobu lañ leen di jagleel di leen jox seen wàccuwaay ci ni ngeen di bàyyee ci suñu plateforme bi nga xam te boobu lañu duppee F2V TV. voilà donc tey dañuy duppee suñuy waxtaan ci benn domaine bi nga xamante xëy na du sujet tabou même bu fekkee ni xëy na sénégalais ñu bëri lañ ko bëgg a jàppee sujet tabou parce que lan la mbirum takkadeer la donc tey dañuy duppee suñu waxtaan ci domaine boobu di wax ci ñi nga xamante ni xëy na aman nañu njëriñ bu baax a baax parce que tey ñu ngi joué rôle bi nga xamante ne rôle fondamental la pour askan bi nga xamante ne ñu yeewu ci ay fitna wala ci ay xëccoo donc ci noonu ñu ngi leen di duppee ASP donc ASP di kuréel bi nga xamante ni nguur gi moo ko indi fii mooy régime bi nga xamante actuellement moo nekk fii ci Sénégal donc en 2014 ñu indi leen fii donc mun nañ ne def nañu fii juróom-ñeenti at incha allah ñu ngi nii di dem te donc ASP boobu di agence d'assistance à la sécurité de proximité donc bi nga xamante ni mbootaayu ci ministère de l'intérieur la nekk donc ba tey jii nii ñoom gisuñu seen bopp ci biir réew mi wala gisuñu seen bopp que amaana xëy na ay policiers lañu wala ay civils lañu mënuñu xam fa la ñu mën a sécurité ci seen bopp ndax bu ñu bàyyee xel ci ginnaaw nguuru Sénégal may nañu tey képp ki nga xamante ne am nga ab naakaar bi nga xamante ni xëy na boobu ngay jàmbat di ko mettit lu mun nga def dox ñaxtu ngir mën kaa woon askan sénégalais yëpp que xëy na yow lii moo la métti donc ci dox ñaxtu boobu bu nga xamante ne boobu la ñu joxee tey le 15 février bii nii boobu la ñu joxe woon donc dox ñaxtu bi benn bi ñu ko doon def ci région yi yëpp ASP dañoo dajaloo mën a wane seen naakaar ci loolu ne ñoom dañoo wane peuple sénégalais que ñoom instant bii nii dem na sax ba ak ñi nga xamante ni dañuy jàmbaarloo ak ñoom di leen tuddee ay policiers yi Macky Sall loolu yëpp nangoon nañu ko ndax liggéey moo leen ko tax layoo ci askan si depuis 2014 agence d'assistance à la sécurité de proximité am na ñi nga xamante ne dañ leen di affecté ci bërëb yi nga xamante ni ça fait des kilomètres ak ñoom fu ñu dëkk donc te officialiser seen payum bi nga xamante ne àdduna bi yëpp a ko xam ndi lu ñu leen di fay donc une somme de 50 000 francs ñun ñëpp ñoo xamante que 50 000 francs loolu amaana doyul la dépenser benn weer donc à beau dire que 100% ñoom fu ñu leen di affecté tamit foofu tamit amuñu benn indemnisation te donc ñoom ñu woote entre ñoom organiser beneen dox ñaxtu bi xamante ni tey lañ ko def nii te affaire bi jaar ci beneen anam te ñoom ASP yi dem nañ ba ci benn maanaam nit jaawale ak ñi nga xamante ne ñooy police te ñooñu nekkoon seen yu xarit tey ñoom la ñu mujjee jàppanteel ci terrain bi ba am ñi nga xamante ne jël nañ ci ay gaañ-gaañ yu métti te loolu ñu ngi koy dénoncer di attirer attention que Sénégal benn devise la am un peuple un but une fois te ñun ñëpp a ko bokk muy ASP muy civil muy police muy gendarme ñun ñëpp a ko bokk muy militaire alkaatim ñooñu leen naan ñu bàyyi xel que seen propre frère la ñu nekk di jàmbanteel seen propre frère la ñuy jàppanteel donc dara jaru ko nañu bàyyi xel ci loolu bu baax parce que tey dañuy dénoncer que ASP yi tey dañu fi nekk ngir askan si ASP yi dañu fi nekk ngir population sénégalaise ki ngir peuple bi donc des fois dañuy gis sax ASP yi homme de tenue que ce soit policier wala yeneen xeet koor yi di leen di toggal ataaya loolu yëpp yeneen la li nga xam ne dafa leen doon discriminaliser ak population bi loolu yëpp bokk na ci li nga xamante ne respect bi dafa doon denc ci diggante seen diggante ak population bi te donc
agent d'infiltration bi nga xamante ne mu ngi ci diggante takkader yi ak population bi te ñu ngi gis ni dernièrement ñoom ñoo doon liggéey yeneen liggéey ñi nga xamante xëy na ak borom moto yi wala oto yi te donc amaana bu ñu koy ñu ngi défendre seen couleur surtout di défendre askan si donc on peut pas comprendre que ñaata at ñu ngi fi défendre seen couleur bi ak démocratie lépp képp nga xam ne am nga li nga xamante ne loolu ngay jàmbat mu métti la am nga plein droit def dox ñaxtu bu ñu la ko digalee donc tey nous on peut pas comprendre que si dox ñaxtu boobu ñuy jàppanteel ak dem nañ ca am ñu xamante ni am nañ ci ay gaañ-gaañ yu métti wala liggéeyal yeneen ASP di leen ñàkkloo kersa vraiment lu nga xamante ni ñu ngi koy déplorer surtout ci ministère de l'intérieur voilà surtout gis nañu ay images yi nga xamante ni vraiment boo ko gisee sa yaram day daw def ñu leen naa sax am na ñu ci jot a gaañu mu nekk loo xam ne ñu ngi koy naxal dara du dul di ñaxtuwaat nguur gi di bàyyi xel ci ñoom donc nous on peut pas comprendre que ba tey Sénégal loolu mu ngi am fii nii salaire 50 000 francs salaire bi nga xamante ne xëy na sax ASP bokk na ci corps bi nga xamante ne moo njëkkee ñoom lañ njëkkee officialiser seen salaire moo ne yëpp xam ni nangam la ñuy fay tey boo laajtee benn militaire ñaata lay fay ko par weer pour nga xam ko day métti policier y compris day métti donc boo demee ci gendarme day métti donc gis nañu fii am na benn structure tamit boo xamante ni dañ leen di rallier ci côté eaux et forêts ñooñu ñu ngi nii en tant que ay comment dirais-je encore ay volontaires ay corps volontaire nga xamante ni temps yi nii sax la génn ñu ngi leen di indemniser di leen fay 80 000 francs au minimum te donc on peut pas comprendre ASP ñu dig leen depuis ñaata at ba léegi seen salaire mënul yokku te salaire bu misérable bi nga xamante ni xëy na sax boo doon def sa propre projet maraîchage sax mënoon na la jural ay milliards sax donc ñu ngi implorer le président de la république ak staffam ak ministère am ñu gëstuwaat bu baax a baax ASP yi ndax liggéey bu ñu def liggéey bu noble la on le salue de passage te ñu ngi gis ni dans le Bantakounda fi nga xamante la région de Sédhiou am na benn ASP bi nga xamante ni malheureusement ci dox ñaxtu bi nii dañoo mujjee sandi benn gërëmaan bi nga xamante ni mujjee na dal loxo bi te actuellement nii dañoo amputé loxo bi te loolu ñu ngi koy ñaxtu bu baax a baax ñu ngi koy naxarlu vraiment jusqu'au dernier degré di naan warul woon mën a egg foofu ndax tey boo xoolee ñoom ñoo bokk benn famille muy police muy ASP boo xoolee sax pour nga identifier leen par leur tenue day métti donc ça prouve que liggéey police bu mu doon liggéey ASP bu mu ñëwee liggéey bi dafa wàññeeku seen loxo ASP bi ñoo na jàppe ak ñoom bokk ak ñoom dee ak bàyyi boo duggee ci benn cantonnement police yeneen koor yi nu mu tuddati ataaya donc c'est pas recommandé ñu ko defar compréhension ak respect ak bëgg sa réew mi ndax bëgg jàmm installé wu ci réew mi donc dinaan encore une fois aux autorités concernées nañu gëstuwaat mbir mi bu baax warul mën a egg foofu ñu xoolaat naka la mën a indemniser les ASP yokku seen payum ndax vraiment lu ñuy ñaxtu tamit jaax na ko vraiment on implore cela di ñaanal ñaxtuwaat am aada yi nañu jóg wax ndax réew mi benn bopp la ñun ñoo ko waxandoor Sénégal benn réew la un peuple un but une fois parce que boo xoolee militaire yi loolu la ñuy wuyoo. mooy teg doomi réew ñun dañoo discipliné amuñ benn loolu la ñuy wuyoo donc il est temps que on essaie de cerner le coup ndax olof Njaay ko tënk bu fukki di gas fukki di suul bënn rek ay bëri waaye pax du am donc amaana ñun ñoo bokk ndey bokk baay ndax réew mi defe naa dara waru kaa mën a xaajaloo entre ñun ça fait mal bu ñu gisee xoolal. xamante ni policiers yi di dóorante ak ASP yi di leen malote yi nga xamante ne homme de droit lañu di leen mën a takk seen loxo yi donc vraiment c'est déplorable et donc vraiment on est appelé à cerner le coup ñu xam ne ñu ñoo bokk ndey bokk baay Sénégal benn bopp la encore une fois on le souligne donc kee nga xamante ni tey dañoo amputé loxo bi donc dafa métti ndax borom njaboot la soutien de famille la day dem te fu muy liggéey ak fu mu dëkk du benn
il est obligé parfois vélo lay déplacé wu ak tuniyam bi dem ci postam bi liggéey di ñibbisi parce que la misérable salaire bu muy recevoir waru kaa mën a may mu fay pas chaque jour pendant un mois pour mën a satisfaire ci besoin yi tamit donc tey nañu xool mbir mu baax gëstuwaat ASP yi lu ñuy liggéey bu fekkee ne seen salaire yi doy nañ doo mus a dëgg ñu ne am na ku sol tenue ASP dem cambriolé wala am na ku dégg sol tenue ASP ñu jàpp ko ci fraude ci liggéey ci place douane wala liggéey ci place police loolu yëpp boo gisee mu ngi am xëy na salaire bi jusqu'à présent nguur gi foofu la gëstuwaat xool seen salaire yi parce que avec une somme de 50 000 francs balaa nga koy jot parfaitement day fekk ne yow lekk nga genn wala bi yëpp lekk nga ko balaa nga recevoir sa salaire donc ci tënk rek dina ñu ngi lancer un appel à tous les chroniqueurs di jàppale suñuy frères yi suñuy sœurs yi suñuy tantes yi suñuy yaay di ASP yi parce que si ñun la ñu bokk te ñoom ñoo ñu yombalal liggéey yu bare ci biir réew mi gis nañu ko au moment où policiers ñu ngi doon taxaw ci mbedd mi di jàmbatloo ak jakartamaan yi di kaar yi ba ci taxi yi ASP ñooñu yombalal liggéey yi ASP ñoo ñëw infiltré wu ci société bi ngir mën a yombalal policiers yi wala gendarme seen liggéey donc à quoi sert ñoo ñu doon ennemi ndax lenn li nga xamante ni seen devoir la ak seen droit la dox ñaxtu seen yelleef li nga xamante loolu la ñu soxla vraiment di ñaan le président de la république monsieur Macky Sall vraiment di gëstuwaat bu baax a baax di ñooñu nga xamante ñooy ASP yi. juróom-ñetti at ASP toog di xaar juróom-ñetti at ASP toog di muñ. mbokk yi ba léegi ci foofu la ñuy woyandi bu waxtaan ak yéen donc ginnaaw bu ñu gisee ni que tey image yu nga xamante ne ak vidéo yi nga xamante ne yooyu lañ gis ci réseaux sociaux yi di ASP yi di victime yi nga xamante ni xëy na tey ñu ngi leen di leen malmené di leen traumatiser surtout li nga xamante ni xëy na mooy ñu ngi dox seen dox ñaxtu bi nga xamante ne boobu la ñuy taxawal tey le 15 incha allah gis ni vraiment ñu ngi jàmbat li nga xamante ni vraiment c'est difficile donc fépp a métti mais di ñaanat encore le président de la république surtout ak ministère am di gëstuwaat bu baax a baax taxawalin ASP yi ndax def ñu dara sàccuñu yàquñu cambriolewuñu ils ne font que demander leur droit surtout droit de citoyenneté surtout ñi nga xamante ni saa su ne ñun bu ñuy yeewoo ci sécurité ASP yi bokk nañu ci ñi nga xamante ni joué nañu rôle bu mag tey bu ñu rëccuwee ci fraude mi ci ñi nga xamante ne xëy na ñu ngi koy dund surtout dans les frontières ASP ñu ngi sur le terrain donc bu ñu leen ne surtout sax salaire bu ñu leen di fayee vraiment c'est déplorant de voir que ces frères et sœurs ñi nga xamante ne bay nañu seen papa seen yaay ak seen rakk yi surtout seen doom yi dugg ci àll bi ngir liggéeyal Sénégal donc c'est pas ce qu'ils méritent d'avance c'est pas ce qu'ils méritent donc di ñaxtuwaat encore une fois mboolem autorité bi nga xamante ne xëy na war nañ ci mën a def dara ñu jóg dialogue waxtaan ak surtout les représentants de ces ASP ndax amoon des pierres à l'édifice vraiment loolu la ñuy ñaxtu di ñaxtuwaat encore surtout chroniqueurs yi di remercier de passage chroniqueurs yi nga xamante ne xëy na jóg nañu accompagner ASP c'est ce qui doit être fait ndax Sénégal benn bopp la di remercier de passage l'idole Guy Marius Sagna surtout ak ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ci chroniqueurs yi ñoom Karim Xrum vraiment mention spéciale Sénégal lii la soxla ñi nga xamante ne dañuy joxe seen yelleef seen ak yelleef si cause notre bu Sénégal mi donc di ñaan encore bon rétablissement ASP bi nga xamante ni dañoo amputé loxo bi vraiment di ñaan les autorités concernées dem xool famille bi seetu famille bi vraiment dem xool ci état bu mu nekk ci condition bu mu nekk parce que avant tout père de famille la mu ngi yor famille am te il n'est pas seul am na ay ASP ñu ci jël gaañu am na ñi nga xamante dañ leen mujjee arrêté ñu ngi leen di tëj donc loolu yëpp na gars yi jóg ñu indiwaat jàmm ji donc Sénégal benn bopp la ba tey jii ñun ñoo bokk benn liggéey ndax ASP ak police du tey yàggal donc tey ça doit pas être un malentente entre ces deux corps donc tey benn corps la ASP benn corps la police donc loolu la ñu amoon leen wax surtout ngeen abonné wu suñu chaîne yokk maximum de partage donc c'est votre chroniqueur Fou du village, l'original villageois aka Mankoy dans votre chaîne F2V TV donc vraiment ñu ngi leen di ñaan ngeen partager bu baax a baax suñu di ci abonné wu vraiment donc di lancer de ces messages solennels à l'endroit à qui de droit
agence d'assistance à la sécurité de proximité ñi nga xamante ni yàgg nañ fi taxawal réew mi donc ñu ngi sacrifié ngir séeréer am na ñu ci ñàkk seen bakkan ci liggéey seen askan si am na ñi nga xamante ni dañ ci jëlee gaañ surtout ci seen liggéey seen askan si donc amuñu seen fay ASP donc dañuy jixaat dañuy liggéeyal askan si dañuy liggéeyal réew mi donc ci noonu rek di ñaanaat ñaxtuwaat encore kilifa diine yi kilifa aada yi ndax bi nga xamante ni moom la ñu am sens di ko am ci réew mi mooy ñi nga xamante ni saa bu ñu waxee nguur gi da leen di dëggamal ñi nga xamante ni saa bu ñu waxee population bi da leen di dëggal ñi nga xamante ni saa bu ñu yëkkatee tànk dugg ci lan rek population yëpp ay jàpp ak ñoom donc di attirer attention ñooñu di naan nañu bokk ci liggéey mi combat bi vraiment di sensibiliser surtout le gouvernement sénégalais di leen naan ñu bàyyi xel bu baax a baax ci ASP yi vraiment ñu xool seetuwaat encore c'est déplorant au moment salaire bi nga xamante ni dina quadrer encore parce que ASP ñu ngi ci àll bi nga xamante ni mu ngi toog ci bureau bi di wax simple parole donc qu'on se dise la vérité Sénégal tey au moment où koy député bi mu ngi yor oto di dawal mu ngi yor benn xam di dawal ASP mu ngi fi di dawal benn vélo donc Sénégal nañu bokk benn xel jàpp ni dëkk bi bu naree dox ñun ñëpp ñoo ko nar a doxal le président de la République son excellence Macky Sall il est temps que nga gëstuwaat ñi ASP yi parce que tey bi nga ñëwee sa première campagne bi nga duggee premier projet bi nga indi Sénégalais yi mooy agence d'assistance à la sécurité de proximité mooy ASP yi donc tey on peut pas comprendre que dara changé wul sa benn agent bi nga xamante ni tout récemment la ñëw te mu filtré wu encore ci eaux et forêts te ñu ngi leen di indemniser actuellement des volontaires ñu ngi leen di indemniser actuellement 80 000 francs je dis bien 80 000 francs ñu leen di fay au moment où que ASP bi muy fayeeku 50 000 francs. 50 000 francs avec 50 000 francs nga nar ci jëndee ndekki des fois nga fay ci location. qu'on le dise bien am na ñoo xam ne ñu ngi ci mission mais nekkuñu seen bor nekkuñu seen gox te ñooñu dañuy fay location dañuy fay lu ñuy lekk dañuy fay déplacement donc qu'on se dise la vérité ana ñoom lan la ñuy par mois 50 000 francs de salaire et parfois c'est moo leen naroon yokkal je ne sais pas quelques centièmes bi nga xam ne boobu la ñu yokk seen salaire am na ñeneen sax pour ñu jot loolu c'est des problèmes boo demee ASP nga fekkee ci ridiculisés ils sont minimisés respecté wuñu leen sa joxuñu leen seen gëdd et pourquoi moo tax influence population bi bokk ci loolu parce que population bi dañ leen di tuutal parce que ni leen jàppee ci kanam population moo tax population bi tuutal leen ils méritent beaucoup de respect ce sont nos parents ce sont nos frères tey bokk nañ ci ñi nga xamante ne taxawal nañu askan sénégalais bu ñu leen soxlee donc le président de la République encore une fois son excellence Macky Sall gëstuwaatal liggéey bi ñëpp a dawee bi ñëpp a xam ne métti ASP yi ñoo fi nekk l'ordre di indi ordre ci liggéey bi ASP yi ñoo fi nekk ci biir on vous dit merci beaucoup vraiment maximum de like d'abonnés di leen naan noonu la fay demee bu amee gàkk-gàkk boo xamante ne xëy na dëng na ci ñun suñu sañan defal leen ko comme ni ngeen ko bëggee dañu ñëw pacifiquement mën a waxtaan ak askan fi donc du violence du xeex du xuloo du xiiroo du ŋaayoo donc suñu rôle lan lañ mën a waxtaan ak askan si waxtaan ak nguur gi waxtaan ak agents yi ñu benn mission lañu yor mission bu ngeen am fardeau bi ngeen am ñun boobu lañu am ASP boobu lañu am ñun ñëpp benn réew mi lañu Sénégal benn bopp la encore une fois mention spéciale aux jàmbaar mention spéciale aux ASP donc peace love and harmony on vous dit merci donc di masawu ki nga xamante ni xëy na ci liggéey moomu ci njàmbaat la boobu ak force ampité nañu loxo bi encore une fois di attirer attention ñëpp di naan surtout les autorités concernées faire le maximum ngeen ñëw sur le terrain ngeen xool kooku nu mu nekkee ak famille bi assister ko vraiment jàppale ko bu baax a baax vraiment loolu moo nekkoon suñu message bi donc ñu leen di masaw bu baax a baax merci ñi nga xamante ne ñaa ngi bàyyi xel ci suñu chaîne di F2V TV assuré par l'activiste du temps réel Fou du village l'original villageois aka Man Crazy merci wasalaam. juróom-ñetti at ASP toog di xaar juróom-ñetti at ASP toog di muñ dañu yore jabar dañu yore njaboot gi F2V Blog, le lycée pédagogique et la
cloche. F2V Group